asalaamaaleykum santati leen ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi jàngoroy coronavirus ak tolluwaayam ci réewum Sénégal ci lu néew benn fan wàññi nañu ñeneen ñaar ñu faatu mu di kon juróomi nit yu faatu ci jàngoro bi ba ñu dalee lim ba léegi ci altine bi ministère de la santé et de l'action sociale wàññi it fukki nit yu amee jàngoro bi ñeneen dolleeku ci lim bi juróomi ci cas communautaire la yeneen yi di ay cas contact sol masque ci réew mi dooree ko ci altine giile lu war la mu di ab dogal bu tukkee ci ministère de l'intérieur ñeel bépp bërëb buy daje bu nit ñu bëri di daje lu ci mel ni ay marché wala transport en commun ku ko deful nag ay daan mën nañ la ko teg ñi nga xam ne ñoo dul wàccoo ak couvre-feu bi préfet bu Pikine bëgg takk der yi ak armée bi di nekk ci mbedd bi saa su nekk département ba fi ñu toll am na ñeent fukk ak juróomi nit yu amee jàngoro bi juróom-ñaar yi ci wàllum transmission communautaire la ab comité de suivi boo xam ne moom mooy topp li ñuy duppee force Covid 19 général François Ndiaye la ñu jël tabb ko ci bopp bi mu fas yéene jiite structure boobule moom nataalu militaire bu xarañ boobule ci biir xibaar yi lay doon nes tuuti ñu indi leen ca yaatal. waat leen mbokk yi jàngoroy coronavirus ci réew mi Sénégal wàññi juróomeeli nit bu faatu daanaka ci lu néew sax nag benn fan la ñu wàññi ñeent ak juróomeelu nit yi ci faatu fii ci réew mi ci altine gi tey am na yeneen fukki yu bees yu amee jàngoro bi juróomi transmission communautaire la maanaam ñi nga xamante ni dañoo am jàngoro bi te xamuñu fan lañ ko jëlee yeneen juróomi service ministère de la santé moo leen doon topp ci ñeenti cas communautaire yooyu ci cas communautaire yi ñeenti Touba la benn bi Géejawaay ci weeru mars ba ñu dalee wàññi ba léegi réew mi toll na ci ñetti téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar waaye am na lu toll ci ñaari téeméer fanweer ak juróom yi ñu jàpp ni wér nañu ba ñibbi seen kër ki dafa xayma tey bi le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice générale de la santé ñu déglu ko. de la santé et l'action sociale jot na lim bi ma leen bëgg a jottali ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn yi nga xamante ne saytu nañ ko fukk dellusi nañ si ak doomu jàngoro ji muy juróom yi nga xamante ne moom la ñuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne moom la ñuy saytu si suñu bërëbu liggéeyukaay yi juróom yi nga xamante ne ñoo des ñu ngi jógee ci li ñuy wax transmission communautaire maanaam ñi nga xamante ne kenn xamul fan la ñuy jëlee wàllante bi ci ñi nga xam ne ñoo tëddoon hôpital te ñu leen di seet di leen di faj fukk ak juróom ci ñoom biñ leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji mooy wane ne wër nañu ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan bi nga xamante ne mbas mii ñuy wax Covid 19 dugg na ci suñu réew ba léegi ñu ngi toll ci lim bii ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak doomu jàngoro ji ci ñooñu. ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñoom wër nañu juróom ñoo ci génn àddina benn lañu delloo ci réewam ci li des ci ñi leen di faj ñu ngi toll ci téeméer ak fanweer ak juróom benn waaye ñu bëgg leen wax ne ci niñ ko waxee woon ci fan yi ñu weesu suñu dëkk amaat na ñaari doomu aadama yi nga xamante ne génn nañ àddina ci diggante dibéer bi ñu génn ak altine tey bi ministère de la santé et action sociale ñu ngi gën a ñaaxaat askan wi ngir ñu topp diglante yi nga xamante ne moom lañ leen wax ngir di bañ a am jàngoro ji te jàngoro ji bañ a law fii ci Sénégal. kon jàngoroy coronavirus faat na juróomi doomi aadama fii ci réew mi dañuy des ci ministère de la santé fekk jëf Pape Fara Gningue Pape Fara maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna naat. waaw Pape Fara nemmeeku bi tey jile mooy cas communautaire yi daanaka dafa tolloo ak cas contact yi muy guléet bañ daree lim ba léegi yëf yi di gën di jéggi dayu ak dogal bu bees bi génn tey jile muy masque yi nga xam ne faaw nit ñi takk ko ci yenn bërëb bi Pape Fara.
naata loolu nekk lu xaw a tiital askan wi bu baax a baax ndax ni ki léegi rek la ñu jugee ca marché Tilène dafa mel ne nag nit ñi fi mu ne respecté nañ li nga xam ne moom moo nekk port masque bi ndax foofu boo ko gisee ci téeméer boo gis daanaka ñaar wala ñett ñoom ñoo ci yorul masque suñ leen interpellé sax dañ naan masque baa ngi sama poos wala mu ngi fii kon nag ñoom dañ ko war a jël takk ko ci transport bi tamit dugg nañ ci gis nañ ne nit ñi ñu ngi koy respecté yenn ci chauffeur tata sax nee nañ kuy dugg ci seen biir bis yooyu te amoo masque doo ci dugg yaakaar naa loolu am solo ni nga ko waxee cas communautaire yi jaaxal nañu waaye lim bi ciy gën a bëri juróom lay doon juróom yooyu niki barki démb moom la ñu amoon démb ñu am ñaar tey ñu am li nga xam ne moo nekk juróomi cas xoole rek ci ay bés bee ñu génn rek naata lu toll fukk ak juróom ci cas communautaire ci fanweer ak juróom ñaar yi ñu amoon léegi cas communautaire yi toll nañ ci ñeent fukk ak ñaar loolu nag mu nekk lu doy waar diggante lundi ba lundi rek cas communautaire yi jamono ji toll na ci 20 cas communautaire maanaam ñaar fukk moo tax nag wàllante bi mu ngi sunu biir war nañ cee taxaw bu gën a gaawee gannaaw ba nga xam ne tamit mbir moomu feeñ na faaw nag naata ñii di gox-goxaan yi dugal ci seen loxo maanaam autorités yi tamit jàppale nit ñi ci port obligatoire de masque fexe jënd ko kon niñ koy gisee ci yeneen réew fépp foo xam ne bërëb la ñu leen koy jox jàppale ci ñu jàpp tailleur yi tamit ñu fexe ñuy mën a ñaw ñu yombal ko askan wi am ko ndax am na ci ñoo xam ne wax dëgg yàlla amuñu njëgu masque waaye tamit loolu du lay na nga wut mouchoir wala nga wut kol daal di koy kolo bu ko defee rek nga mën a muccal sa bopp muccal nit ñi naata leneen lu ci gën a doy waar moom moo nekk ñaari nit tamit ñàkk ci seen bakkan ni ki démb mu nekk bilan bu métti fi mu toll nii Sénégal am na juróomi nit ñu ci ñàkk seen bakkan mën nañu wax sax juróom benn ndax kenn ko ñu évacué woon moom tamit mujj na ñàkk bakkan bi loolu nag leneen lu ñu ciy mën a laaj rek moo nekk ndax Sénégal amul ay cas grave loolu kenn xamu ko dañuy jékki-jékki rek ñu ne nit wu ñàkk na bakkanam loolu day nekk lu doy waar yaakaar naa war nañu gën a communiquer ci loolu ñu xam ñan ñoo nekk ci cas grave yeeg yeneen yi bu ko defee askan wi gën a mën a yeewu jël seen i matuwaay jamono ji ndax mbir mi dugg na ci banlieue bi ba nag ay test volontaire ñu ngi ko fay def benn test mobile boo xam ne am na fa ci diwaanu Géejawaay loolu daal la ñu nemmeeku ni ki démb tamit gis ngeen fële ci diwaanu Médina nit ñi génn di jubilé di def yeneen i mbir yoo xam ne danger la bu rëy a rëy ak ci yenn gox yi am na ku ñu interpellé léegi mu ne di nga gis ñoo xam ne seen xel neexul tamit ñu ngi ci mbedd yi tëdd ci biti yan matuwaay lañ ci jël tant de questions pour stopper li nga xam ne moom moo nekk cas communautaire yi naata. jërëjëf Pape Fara ñi nga am njort ni kilifay réew mi dinañ indi ay tontu ci laaj yooyee nga samp yaa ngi doon wax sànq ci wàllum Médina ministre de l'intérieur di Aly Ngouille Ndiaye ne nag dinañ ci jël ay matukaay waaye leeralul sax lan beneen dogal bu mu jël mu di ab arrêté bu génn boo xam ne tey jii dooree ko ci altine gi sol masque nekk na lu war ci yenn bërëb yi lu ci mel ni service administration publique service secteur privé yi ak fépp fuy jaayukaay ak ci transport en commun dem beeg dikk bi moom ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di ci dolli ni nag képp koo xam ne wàccoowoo ak dogal yooyu le yoon dina dal sa kaw ñu teg la ay daan niñ ko tëralee. sol masque boobule ak ni mu waree ci altine bi dooree ko fële ca diwaanu Thiès conseil départemental ba ànd ak ay ndaw ñoom nag door nañu ab campagne sensibilisation ñuy ñaax askan wi ñu jël sax nag Kayar nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci wàllum napp ña cay yëngatu ñoom nee nañu dugal nañ seen loxo bu baax a baax ci xeex bi ak ñaax askan wi naka la ñuy def ba moytandiku jàngoroy coronavirus reportage Cheikh Anta Diop say laatiir Kayar daanaka askan wi ñu ngi leen di ñaax bu baax ju jëm ci lu jàngoro ji di coronavirus. Kayar di ab dëkkab napp askan wu bëri dañ fiy faral di daje loolee tax waa ODCAV bu Thiès ànd ak waa conseil départemental dikkoon fii ci quai de pêche bi doore fi campagne bi nga xamante ne moom la ñu fësal jamono yi fexe nag ba ñëpp di takk ay masque. donc tey ñu ñëw ci Kayar commencé fi waxtaan ak le président de la zone aussi moom mu ànd ak la ko ñu mobiliser ñoom ñëpp ñëw fi pour loolu donc suñu objectif mooy que masque yi fexe ba 1500 personnes tax ko bëriwul mais jàpp nañ ni suñ defee lii ba pare di yaakaar am beneen action boo xam ni vraiment la solution mooy que ñëpp takk masque et concernant démb le ministre ils ont dit Sénégal aujourd'hui pour ñu xëy affaire ñaari mois ou confinement total mais confinement total xam nañ Sénégal bu mu nekk parce que am ñoo xam ne chaque jour dañuy xëy di wut lu ñu lekk donc boo leen bëgg a tëj seen kër nit génn day am problème mais on a pensé que l'autre solution et loolu la ñuy wax mooy le port de masque intégral ñëpp takk masque. waa Kayar di nee nañ noppaluwuñu bi ñu déggee jàngoro ji ba léegi ñu ngi dugg ci askan wi rawatina ci nappkat yi ak jaaykati jën yi di leen ñaax. ñëpp a ngi koy wax l'ennemi est invisible et nous sommes tous suspects parce que quand on parle de cas communautaire la chose est devenue lu doy waar tey ji je crois on a 5
5 cas communautaires et loolu ku ko dégg te tiituloo rek defuloo benn effet je pense que tu n'es pas en mesure de comprendre ce qui se passe mais di wax aussi tous les responsables nit ki fu mu mënti ne les pères de famille surtout ñu veiller bu baax ci xale yi parce que période bi ku nekk ngi si kër te fii dëkk la boo xam te ni xale yi dañu mën a aéré ci biti. inspecteur de la jeunesse bu Thiès di sàkku ci nappkat yi ak ñi nekk ci tefes gi ñoom ñëpp ñuy takki masque di raxas seeni loxo ak ndox ak saabu ngir aaru ba jàngoro ji du dugg fii ci Kayar. jërëjëf Cheikh Anta Diop ñu dellu si ci ki nga xam ne moo di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak dogal yi ñu jël mu ñeel sol masque bi ak ñi nga xamante ne wàccoowuñu ak couvre-feu bi Aly Ngouille Ndiaye ñu déglu ko. dans un premier temps ñu ne nañ ko def ci commerce yi nag bëgguñ wax yem ci marché yi rek mais marché yi ci la bokk waaye bitig yi ci koñ yi sax ci la bokk grande surface yi ci la bokk loolu lépp ay commerce la donc bu ñu fekkee ne déjà def nañu loolu déjà touché nañ une bonne partie masque barrière tey dana am ñu def transport yi kenn ku ne gis na wax dëgg yàlla léegi nii Sénégalais yi bëri ñi ngi am yaa ngi wax ndax amuñu ay masque yu doy xam nga masque ñi ngi njëkkantu di defar ay masque di ko maye ñii di ko jaay njëg yu yomb diggante 250 ba 300 ba 500 nit ñaa ngi koy jaayee masque donc masque cherut kenn ku nekk war na ko mën a jël donc ñi nga xam ni dañ ciy def production industrielle danañ def masque yi ci normes yi ñi nga xam ni peut-être mën naam duñu yegg production industrielle kenn ku nekk mën a def masque yi gars yi defar nii actuellement même bu nekkul ci norme dans un premier temps parce que norme mën naam ñu siiwagutoon kenn ku ci nga xam ne masque yi mën naa nekk barrière masque dafa bëri ay tissus am na tissu yoo xam ne yi peut-être moo gën a adapté waaye même bu fekkente ne tissu bi gën a adapté it masque moom dans tous les cas de figure barrière la nekk daal. ay masque Lagos yooyu itam moom. tissu mën na bu ko xeeb di masque Lagos mën na nekk barrière to aussi Babacar mën na nekk. Aly Ngouille Ndiaye nekkoon kon ci micro rajo Futur Média ñi nga xamante ni ñoo di ay mbootaay yuy xeex ak yelleefu doomu aadama ñett ca ñoom benn bi di RADDHO rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme LSDH Ligue sénégalaise des droits humains ak ki nga xamante ni moo di ñoom ak Amnesty International bu Sénégal génn nañu benn communiqué ñoom tamit di ñaawlu bu baax a baax li ñu seetlu ci réew mi ñenn ci ay ndaw ñoo xam ne dañuy mel ni sax dañuy bañ a lànk ne duñu wàccoo ak tegtal yi fi def ngir moytandiku jàngoroy coronavirus yooyu le ñoom mbootaay yooyu le di woo sénégalais yi ñu gën a yeewu xam ni jàngoro bi lu am la te ñuy moytandiku lépp luñ leen tere di wàccoo ak couvre-feu beeg état d'urgence bi lépp lu ca aju ñoom ñu ne nag képp ku def lu ni mel yoon am na yoon kon mën naa teg ci sa kaw ay daan. RADDHO LSDH ak Amnesty Sénégal ñoom ñoo xaatima bi lee communiqué préfet bu Pikine moom tamit wax ci loolu li mu bëgg mooy takk der yi saa su nekk ñu nekk ci département bi bañ caa jóg ndax dañoo nemmeeku it ni foofu am nañu dul wàccoog couvre-feu boobule te loolu lu yéeme la daanaka dafay gàllankoor xeex bi bu baax a baax te fii ñuy wax ak yéen Pikine am na ñeent fukk ak juróomi nit yu amee jàngoro yu coronavirus boobule juróom-ñaar yi dañoo am jàngoro bi te xamuñu fan lañ ko jëlee jàngoro baa ngi ca biir askan wa préfet ba Moustapha Ndiaye wooteem ci micro Salif Sow ak Asmalik Diop. gis nañ ne gendarme yi ak policiers yi guddeeg bëccëg nelawutuñ ñu ngi ci terrain bi te l'armée c'est une force de soutien donc vraiment bu fekkee ne laaj na ko xam naa ne les plus hautes autorités ñi ngi xalaat ci loolu mais bu ko laajee vraiment on n'hésitera pas à faire intervenir ñu dugal armée ci xeex bi déjà ñoom ñi ngi ci sax mais ñu gën a marquer aussi seen présence ñëw appuyer les forces de police et de gendarmerie pour pouvoir ñu mun a ñi nga xam ne nii dafa jar ñu wañ seen loxo pour ñu def li ñu war a def ñu def ko ndaxte loolu yëpp aussi benn la rek benn jëmukaay lañ am benn objectif lañ am mooy fexe nu ñu xeexee ba daan Covid-19 fii ci réew mi Sénégal. ca Fatick moom comité ba ñu dénk muy lijjanti wàllu mbas mi muy comité régional gestion des épidémies di gën a dooleel dispositif bi ñu taxawal foofu rawatina bi ñeel raxas loxo yi ci région bi yëpp fa ñu ko gën a teg nag mooy fa nit ñi faral di gën a jaar muy RN5 ba route nationale numéro 5 route nationale numéro 1 ba ak marché yi ONG boobu di World Vision moom def na loxo ci poos jàppale région médicale bi lu toll ci juróom-ñetti fukki millions ngir xeex jàngoro yi Covid-19 Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. Des mains est le geste le mieux recommandé en cette période de pandémie du Covid-19. Le comité régional de gestion des épidémies de Fatick accorde une place importante à cet aspect. Il vient de lancer un plan de renforcement du dispositif de lavage de mains dans toute la région. jéggalu ci njumte boobule Aminata Goudiaby du ñàkk dinañ ko déglu élément bi ci olof wax ci leneen Mansour Faye moom mi indi leeral wala sax nag tontu ci kii di Guy Marius Sagna ak docteur Babacar Diop ñi ne dañoo dem fële ca OFNAC
kalaame ndax dañoo jàpp ni dund gi ñu wax ne dañ koy séddale askan wi niñ koy defee niñ ko jëndee sax ak séddale bi dara jaaru ca yoon. Ministre développement communautaire équité sociale ak territoriale di ci dolli ni ñam ñaar ñooñee Guy Marius Sagna ak Babacar Diop seenub sañ-sañ la ñu dem kalaame waaye moom lépp teg na ko ci yoon mu di ay kàddu yu mu yëkkati ci sensibilisation bu mu doon amal ci sol masque foofu ca marché bu ndax tuut ca Ndar Géej moom it Mansour Faye dinañ ci egsi ci kanam wala yeneen jotaayi xibaar. Général de brigade François Ndiaye dégg ngeen turam démb ba léegi moom lañ jël nag tabb ko mu jiite lii di comité de suivi ak mise en œuvre opération force Covid-19 moom moo nar a topp lépp lu ci aju ab militaire de carrière la mu xarañ loolu sax nag kenn naatable woo ko ak expérience bu mat sëkk ci wàllu woowule nataalam dañ ci ànd ak Dissa Préra. taalu général François Ndiaye moom tamit dinañ ci dellu si waat dañuy wëy rek wax ci raxas loxo yi ñu ngi ko doon junj sànq sax nag waaye fii ca diwaanu jàmm gën am na benn ndaw ab ingénieur la moom xalaatam dafa màcc ci wàllu woowule dafa am benn dispositif bu mu créé automatique la maanaam da ngay ñëw taxaw rek raxas sa loxo. Cheikh Mbacke Gaye lay wuyoo muy ñaax état bu Sénégal ñu jàppale ko ci loolee nga xamante ni créé na ko ngir ñu gën koo mën a yaatal ci askan wi ndax soxla nañ ko jamono ji. Habib Faye ak Modou Diop dem nañu daje ak moom reportage. machine gi ngeen di gis ndaw bi mooy ki ko defar xelam bu màcc ak tamit bëgg-bëggam moo waral li lay yomb ci njaboot gi. ñoom ñi nga xamante ne ñooy yeewoo ci kër gi tey dañuy raxas seeni loxo te duñ ci sonn bu baax lii mu ne daf ko def rek ngir xeex doomu jàngoro gi di coronavirus. tool ni gis nañ suñu raxas suñu loxo dañuy laal robinet ak yooyu noonu mais bii nii dañ kaa programme ba nga xam ne jarul ñuy laal dara juste dañuy teg suñuy loxo ndox mi ñëw nga raxas ba set wicc. waaw dispositif la boo xam ne nii mun nañ ko adapté ak n'importe quel récipient bu ñu am te mun nañ ko branché ci courant boo xam ne mooy sa kër wala ñu def ko ci batterie wala ñu def ko ci solaire. ci néegam bi la def lii di laboratoire mu tuddee ko sax Guantanamo nekk ci biir kër gi. Cheikh ne wàllu askan wi mooy li ko tax a jóg ngir xeex Covid-19 juddu ci famille goo xamante nit xaw nañoo takku ndaw mi am na 20 at ak juróom la mu gën di bëgg bokk na ci ëllëg mu nekk ab ingénieur bu mag fii ci mim réew. waaw su nekkee ak jamono toll nii suñu kër kese lay am waaye su nekkee accord bi su waxtaan nañ maire mën nañ ko yaatee ci kër yëpp ba ñëpp mën cee jariñu. waaw te financement bi yomb na. financement bi waaw yomb na moom waaw. inventé dispositif bi je dis pour la petite histoire moom ci woppam parce que aw ma temps bi moom moo nekk di gérer la maison. bi autorité yi waxee juste il faut que ñu raxasu moom laa chargé na ko defal ma quelque chose pour que ku dugg ci kër gi daal di raxasu initialement defal nañu benn affaire bu manuel comme ni ñu ko gisee un peu partout mais parallèlement ndeke mi ngi dans son coin moom di ñu créer lii kon c'est quelqu'un d'inspiré. kaay sottilu ma raxasu sëñ Saliou kaay sottilu ma raxasu loolu yëpp fekk duñ ci daal dañuy ñëw taxaw laal suñu saabu raxasu fomp suñu xel daal. franchement ñun daal bokkatuñ ci daal ñun daal. bés lañ nekk ak ñoom waxtaan fii ci diwaanu Pikine ci banlieue bu Dakar Cheikh nekk ndaw ingénieur boo xamante nit am nañ ci yaakaar fa mu jàngee moo di ca lycée Limamoulaye laata rek muy dugg ca école bi di G15 gannaaw ba mu defaree capteur bi nga xamante nit danga cay raxas sa loxo te doo ci sonn mi ngi waajal yeneen ci ay projet yoo xamante nit gën na sax dalab xel. jërëjëf Habib Faye ñu dellu fële ca Fatick wax ci comité régional gestion des épidémies bi gën a dooleel dispositif ba foofule rawatina ngir raxas loxo yi fañ ko gën a dooleelee nag mooy route nationale numéro 5 route nationale numéro 1 ak marché yi maanaam fa nit ñi di gën a faral di jaar World Vision ab ONG la ñëw na jàppale région médicale bi ci ab koppar gu takk juróom-ñetti fukki millions ci sunu xaalis Abdou Karim Bey ak Aminata Goudiaby. ci leneen muy portrait bi ñu leen doon junj sànq nataal moom mooy geste bi nga xam ne moom lañ gën a sant. askan wi moom. tul expérience am ci wàllu woowule bu dee élément bi noppi na dañuy dem rek nataalu général François Ndiaye ak Dissa Préra.
askan wi moo ngi ko gën a ràññee ba mu jiitee bataillon CEDEAO ba jëlee Yaya Jammeh Gambie ca bopp nguur ga. général de brigade François Ndiaye nekk militaire bu ci boole am njàng mu kawe ginnaaw xam-xam bi ak lijaasa yi doomu Joal Fadiouth bi servir na fii ci réew mi ak bitim réew. waa Balantakunda duñu ko weddi ndax ba tey aw tërëm des na fa ci kii sécuriser zone boobu. ci wàllu armée général Ndiaye bataillon des Paras la bàyyeekoo jiite na tamit bataillon confédéral diirug ñeenti at ca Banjul. ci wàllu jàng François Ndiaye génnee académie militaire bu Meknès ca Maroc jaar école de l'état-major des États-Unis bu Amérique yemu ca mu dem ca Nigéria def fa école de guerre ak diplôme supérieur en anglais ca université bu Ibadan. ñëw nag Sénégal IDHP def fi ñaari master benn bi ci wàllu droit de l'homme ak citoyenneté benn bi ci wàllu management des organisations. ginnaaw Casamance googu général Ndiaye moom moo doon coordonné cellule des études et de défense teg si nekk adjoint chef d'état-major particulier bu président de la République. ci bitim réew François Ndiaye jiite mission des Nations Unies ca Gambie muy ECOMIG waaye tamit nekk point focal bu Nations Unies benn moomee ca Afrique centrale. général de brigade François Ndiaye nekk ab militaire de carrière bu ñu xam ci njub ak pas-pas moom nag moo nar a jiite fonds Covid 19 bii muy koppar yi nga xam ne moom lañ nar a dépensé ci xeex mbas mii di coronavirus. jërëjëf Dissa Préra dañuy waxaat ci Mansour Faye ak tontu bi mu indi ci Guy Marius Sagna ak Babacar Diop ñu dem ca OFNAC kalaame ndax ñu ne ni ñu jëndee dund yeeg ni ñu koy séddalee dara jaaruñu ci yoon. moom ministre développement communautaire ak équité sociale ak territoriale nee na ñoom ci seenub droit la ñu nekk am nañu sañ-sañ boobule mu yëkkati kàddu yi ci bés bu mu doon sensibiliser foofee ñi nekk ca marché bu nax tuut ci solos takk masque. Mansour Faye ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck ca Ndar. ñi porter plainte seen droit le plus absolu parce que dañu nekk dans un pays démocratique dañ nekk dans un pays de droit dañ nekk dans un pays boo xam ne ku nekk xam na yoon boo xam ne ci ngay war a jaar ak foo dul jaar lu la yoon may ak lu la yoon mayul donc que ay citoyens jóg ni dañuy porter plainte c'est bien c'est très bien mais lu am solo mooy dañoo toll ci jamono ji nga xam ni je pense jéem a jaxase nit ñi wala jéem leen divertir c'est pas le moment idéal c'est pas le moment opportun donc fu ñu toll mooy ñu boole xel yi ak xol yi ak doole yi ñu liggéeyal xeex li nga xam ni mooy feebar bi donc loolu dafa nekk am solo te di wax ni xam nga président dafa créé lu wax force Covid 2019 doote que de 1000 milliards ci 1000 milliards yi am ay pàcc yu bëri képp koo xam ni maanaam en tout cas liggéey di nga ci liggéey bu ëllëgee di nga janoog askan bi wax lu nga ci liggéey lu nga ci liggéeyul di nga rendre compte di nga def bilan man bu sobee suñu borom ci li nga xam ni président de la République moom ma ko dénk muy maanaam ci wàllum appui alimentaire bi incha allah rabi yi bu jeexee dañuy toog defal seen bilan 15 du ci manqué 15 du ci jàddu koñ 15 du dem feneen. ca Medina Baye moom ñu ngi ñaan bu baax a baax ba mbas mi jeex ci biir réew mi waaye yamuñu ca ndax diwaanu diine boobu lay jël nañu def loxo ca poos jaarale ko ci mbootaay bi ñuy duppee Fonds Medina Baye xalif baak ñi mu àndal génn nañu fukki million ci sunu xaalis ak lu toll ci téeméeri tonu ceeb jébbal ko gouverneur bi ngir mu jàppale ñi nga xam ne seen yoxo jotul seen ginnaaw ñu mën a xeex jàngoroy coronavirus bi Ibrahima Diame Fally Gaye. chèque bu toll ci fukki million ci sunu koppar ak lu ëpp téeméeri tonu ceeb moom la njabootu Medina Baye daal di andi kon ci riposte bi dem ci wàllu xeexu feebar bile di pandémie coronavirus ki di rakku xalif bi di Cheikh Maye Niass doon dalal gouverneur ak préfet pour jébbal leen chèque bile daal dina ci profito itam def ay ñaan pour feebar bile jóge fii ni mu gën a gaawee. ñaan bi ak technologie bi bu àndee ñoom ñaar ñëpp ñu bëgg mooy ne na fi corona bi jógee na fi lépp luy indi fitna yal na ko fi yàlla jëlee yal na ko yàlla jëlee ci àddina bi yëpp itam seen taxawaay rafet na seen góorgóorlu seen feeñ jàmbaari xare yëpp daan feeñ dëgg-dëgg feeñal ngeen ko ci jamono bi mu woon Sénégal doomi démb yooyu ñooy doomi tayam yi liñ bëgg pour seen Sénégal ñu ngi koy def liñ bëgg itam pour seen bopp ak pour seen réew ak Sénégal ak àddina bi yëpp itam yéen a ngi ciy def seen kémb kattan ndax dëgg-dëgg Sénégal réew mu ndaw bi bu Canada demee ba di ko ñëwee ci taxawaayam ci feebar bi. muy sukkandikoo ci kii di gouverneur nag lii di fukki millions yi dañ koy daal di jébbal directement fond force Covid 19 Alioune Badara Mbeng di rafetlu itam geste bi nga xamante ni waa Medina Baye def nañ ko. parce que sëñ bi weesu na Kaolack
weesu na sax dimension nationale donc buy contribuer dañ koy def contribution au niveau national bu ma ko mën a yëkkati nii jox ko président de la république danaa dem ba teg ko ci loxo mais bu soobee yàlla dana dugg ci force Covid 2019 dana figurer vraiment donc ci comptabilité bi. ñaan yeeg sensibilisation bi ak dispositif bi nga xamante ni waa comité régional de gestion des épidémies def nañ ko nag ci diwaan bi bokk na li tax ñu jàpp ne ba tey jii nii Kaolack amagul benn cas de coronavirus testé positif li mu jot a am moo di ay cas suspect yu nga xamante ni toll na ci 25 waaye seen résultat lépp négatif. ñu des ci Saloum ak njabootu Mbaba Diakhou Ba rawatina nag ay sëtaati sëtam ñoom it ñu ngi dugal seen yoxo ci xeex jàngoroy coronavirus bi ci ndimbal askan wi jël nañu lu toll ci 3 tonnes ceeb ñu jébbal ko préfet ba nekk foofu ca Nioro Ndiogou Ba moom moo yore seen kàddu ba léegi ci micro Ibrahima Diamé ak Fally Gaye. dafa am lu fi xew muy le coronavirus boo xam ne moo lëmbee daanaka adduna bi xalif général nag wax ak njabootam. yoonu ñu indi ndimbal ci 3 tonnes ceeb pour jàppale ko président de la République parce que président jàppale ko askan wi ndax président la moom moo oote ñëpp ñu jàpp ci comme ku xam Tafsir Maba Diakhou lu mu jël bu fa xalifam nee yoon la tey fii ci Nioro mu indi ndimbal pour jàppale population. waaw duggulet yàgg nañ ko def ku xam Nioro démb yi dafa yàgg parce que Nioro fii toll na c'était la capitale ñëpp nekkoon nañ fi Maba yàgg na uuf ñëpp. bon bi amee El Hadj Babacar Ndiou xam xalaat na ko mag ñi daan defee ma yónni sama njaboot ñoom tamit comme président oote na moo jiite réew mi moom tamit ñuy def suñ participation pour lii ak boole ko ay ñaan tam ñu ngi ñaan yàlla jëlee ko ci jàmm waaw. ñu wax ci leneen ba léegi sax laale nag jàngoroy coronavirus boobu la ñuy yëngatu ci wàllum napp gi nekk fële ca Tëngéej ñoom nag nee nañu accord yi ñuy wax ni seenu ministre daf ko signé bu dee lu am la ñu ngi koy naqarlu bu baax a baax ñu ne nekkul lu mu war a def ci jamono ji nga xamante ni coronavirus bi dafa may njeexital ci seen i activité luñ doon def lu bëri defatuñ ko luñ mënoon nit mënatuñu ko Pierre Mboup moom moo jiite interprofessionnel des pêches foofu ca Rufisque ay kàddoom Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoo ko taataan. xam nga Sénégal fi mu toll ministre bu fi mën a ne wala directeur wala koo mën a doon nga xalaat di signer ay accord de pêche xamoo li nappkat yi di dund parce que nappkat yi mënuñu jël seen alal investir ay millions yu dul jeex mareyeurs yi nekk seen côté di jënd jën yi transformatrice artisanat yi micro mareyeurs ab gouvernement di xalaat naan day signer ay accord de pêche ci réew mii ñu nekk muy Sénégal dama wax ni nag ministre bi coronavirus dafa nekk ci réew mi mu indil ñu beneen coronavirus mooy lim ñu nar a def nii parce que ñun ñu ngi nekk ci coronavirus gisuñu ko dégguñu ko jàppalewuñu seenuñu ko fenn mu wax ju am solo man li ma jàpp mooy marché Petersen moo ko gën a intéressé pêche bi ñu ko jox parce que bu ko intéressé woon boobu ba léegi dina wax léegi nag boobu ba léegi ñun ñu ngi nekk ci coronavirus nekk ñoom ñu ngi nekk ci suuf di signé ay accord de pêche am na accord yu ñu jot a signé dégg nañu romb na mais beneen accord duñ ko fi signé parce que lu mu ñu jaral ñun nappkat yi dinañu ko jaral parce que tamit ci réew lañ ne bokk ci réew mi di liggéey bokk ci ñi nga xam ne dañuy indi koomu réew mi. ministère des pêches et de l'économie maritime sax nag ci week-end bi la génn nañu benn communiqué ñoom ñu ne ngir waxaat ci procédure yi ñuy joxe ay licence de pêche fii ci réew mi tontu it lii di GAIPES di groupement armateur ak industriel de la pêche ñoom ñi wax ci wàllum licence yooyu léegi ginnaaw napp gi dañuy wax ci wàllum càmm gi ña cay yëngatu tamit ñu ngi dund lu métti métti jamono ji ba ñu doxantoo ba ca daral ba ca jàmm gën foofu ñuy yar nag rawatina ay jafe-jafe la ñuy dund ndax gisatuñu daanaka rax ci dolli ngooñ mi seer bay bëgg a dee ca pegg ba ñuy jaay yàpp mu di ndawal muy boucher yi ñoom daanaka sax na kilo bi dañ cee yokk as tuut ca la mu daan jar bu njëkk ba reportage foofu ca daral bu jàmm gën Habib Faye ak Modou Diop. ak dal lañu toogee ci seen gétt nag yi ay mala yu rafet fii ci foraay bu jàmm gën waaye la leen ci jaaxal rek moo di gisuñu ku leen waxaale li ko waral bokk na ci beneen ci mala bu leen dàkk bu ñu gisut muy Covid-19 sàmmkat yi jaaxle lool. sa liggéey bi moom mënul dox fii ak feebar baa ngi fi dëkk bi parce que ñëpp ku ne yaa ngi daw sa moroom gauche droite même buy client di ñëw fii di jënd nag sax yaa ngi daw yaa ngi njoort pour doo ko attaquer comme ça loolu te njindax njaay moom ñëpp xam na ne. taxaw sa client attaqué ko ngeen mën a wax moo gën. ñoom ñii di yëngu ci wàllum yar nag ak jaayaat
tey ji coronavirus bi bàyyiwu leen benn yoon rax ci dolli itam yenn ci frontières yi tëj nañu ko njëgu ngooñ mi tamit yokku na bu baax wëgg sëy nag doon nit loo xamante nit lu jafe la. di jënd ripaas di jënd ngooñ bu njëkk dañuy daan jënd ay saako 3500 wala 3000 léegi 4700 4800 5000 francs non léegi amatuñu ko lépp a taxaw. ci barab bi ñu nekk dox tuuti ñeneen muy ay boucher ñoom fii lañu teg seen quartier di jaay ndawal gis ne sax njëg li yokku na jóge ci juróomi téeméer dem ci juróomi téeméer ak juróom ñett fukk. dégg bi rek fitna la quoi si ki koy déglu di ko dégg boo gisee ma takk prothèse bi loolu la parce que man si boppam sax wóoluwuma sam bopp du dëgg lépp si matuwaay la rek a respecté li ñu la sàmm la. njaay bi seer na jënd pour am dafay jafe si liggéey bi te ñu dañoo war a mën a liggéey am muy benn mbir si liggéey bi fora bi dafa war am syndicat nag liggéey perte bi da see bëri liggéey boo xam ne da ngay jënd di perte warul mën a nekk si xale. seeni jafe-jafe jamono ji des nañ koy yëg bu baax ci biir njaay mi jaaykatu nag yi ak ñii di jaay yàpp ñoom ngir ñu am lu ñu yóbbu ca kër ga day jafe lool ci ñoom seeni activité taxaw na bu baax a baax client bi ñëwatul la leen di gën di menacer moo di autorité yi di tëj yenn ci marché yi nekk ci biir capital gi ngir moytandiku wàllanteeg jàngoro coronavirus gi. mu ngoog Habib dañuy jàll ci ponk bi mujj li yëglekaay yi xëy altine gi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf coronavirus bi jëlati na beneen bakkan ci réew mi l'observateur moo ko bind ubbil yéenekaay bi ñeenti nit faatoogum nañu ci Sénégal ndax Covid 19 bi ñeenteel bi démb la faatu di benn waay bu dëkkoon Kër Massar amoon juróom-benn fukket ak juróom-ñett hôpital Fann la newoon doon faju démb la waa ministère de la santé des faux communiqué di ko ca xamle la tribune nañu yëf yaa ngi bëgg a ëlëme Sénégal am na ñeenteelu décès ma nga amee ci Kër Massar libération nañu Covid 19 bi rayetina nit ci réew mi ba nuppit mi ngi gën di law ci réew mi kii faatu démb te dëkkoon ca Kër Massar mooy ñaareelu nit bi coronavirus bi rey ci diirub 48 heures journal bi nañu am na it ab cas communautaire bu feeñ ci Géejawaay cas boobee dafa tiital ñëpp journal La Tribune jëlaat kàddu gi di ñu xamal ne li tax cas boobee jaaxal ñëpp moo di sennas ndaw la soo xam ne mën nga dëkkee ca Wàqinaan Nimzaat ga ci Géejawaay bi ko jàngoro ji dalee ak ba mu feeñee dem na fi marché ay yoonu yoon te waxtu wu mu daan dem marché kalandool daan dugg di ko bokk ki nit source nañu daanaka lu ne mel moo am ca Touba ne foofee benn mbàkke bu jigéen boo xam ne ab pharmacienne biologiste la di liggéey ci l'hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba moo fa corona li ñuy ragal nag moo di mu wàll jàngoro ji ñu bari ndax jot nañ ko consulter ci ñetti service yu bokkul dem na laboratoire ñu consulter ko fa dem na radiologie ñu consulter ko fa dem na it service médecine ñu consulter ko fa laata ñuy xam li ko dal ba di ko yóbbu ca centre de traitement bu Daaru Marnaan téye nañu ko ci biir hôpital Matlaboul Fawzeyni midi ba 9h ci guddi te ay collègue am demoon nañu ca salle ba mu entré woon doon ko seeti li mu jur nag journal Source A nañu moo di am na lu mat ñaar fukki nit ak juróom yoo xam ne ay jege ñaaleem lañu ba ci borom këram moom ndaw si confiné nañu leen seen biir kër ci diiru fukki fan ak ñeent ginnaaw Touba Source A nee nañu diwaanu Mbàkket li ko yot seddul ndax am na fa ñaari nit yu fa corona yoo xam ne kenn ki ab bijoutier la ka ca des ab marchand ambulant marché Ocass ba ci Touba fa la ñuy jaaye te laata ñu leen di gis bay gis coronavirus bi ci ñoom ci watay Mbàkke Touba yi lañ daan dugg mu di xeeti wata yooyu nga xam ne suba ba ngoon jot nit ñi dañ leen di njëkkante ak di ca buuxante Le Quotidien nañu ñaari cas yooyee ay cas communautaire lañu ca marché Ocass ba ci Touba fa lañ leen ko wàlle médecin chef bu Njaareem di sàkku ci Le Quotidien ñu tëj marché boole ceeki tere dem bek dikk bi ci diggante Touba ak Mbàkke L'Observateur nañu Ndakaaru it fan demul mu des jàngoro ji yegg na léegi ci quartier yu ci mel ni Médina Plateau Colobane Fass ak Gueule Tapée professeur Adama Faye di ko xam-xamam màcc jëm ci wàllu épidémie ne waa L'Observateur Ndakaaru moom yàlla fi def sutura rek ne mbooleem luy dooleel coronavirus bi daje na Dakaaru la si ne kay nañu li am ci réew mi ci diggante démb ak bërki démb mooy wane ne Covid 19 bi fowul foluwul ñaar fukki cas ak juróom ci diggante samedi ak dimanche ci cas yooyee juróom-ñaari cas communautaire am nañu ca Vox Populi nañu cas communautaire yi ñoo nga jóge Yëmbal Kër Massar Guédiawaye Cité Suprême Castor Derklé Médina ak Touba lise ko nañu moo taxit kilifa yi réew mi gën nañoo taral xeex bi état bi nee na léegi na ñëppi maskaw waa ministère de l'intérieur ñoo ko wax démb jaare ko ci communiqué wax ci communiqué ba ne muy ci administration publique bi di ci privé yi ba ci wata yi ak ci barab yi nga xam ne dañu fay jënd ka jaay foofu waaye di demate na takk masque fa la force ministre de l'intérieur xam le ne ku ñu gis ci barab yooyu te takkoo masque takk déedéet danañu leen jàpp
jàpp leen aw turam général François Ndiaye mooy ki ñu tànn ngir mu jiite comité suivi fonds force Covid 19. Soleil national, l'Observateur ak Sud Quotidien ñoom ñëpp waa ji di général de division François Ndiaye moom la ñu xëyee ci seen xët mu njëkk ngir wax ñu mooy kenn ki mu di Fatoumata Néné Tall ministre de la jeunesse mi ngi ci xët mu njëkk La Tribune ubbil yéenekaay bi La Tribune nee nañu moom Fatoumata Néné Tall taxaw na temm ngir xeex lu mat sëkk ngir coronavirus bi jugee ci Sénégal rawatina ci Géejawaay gëmu dëkk bu weesoo jéego yi mu tekk jëmee ko ci xeex Covid 19 bi mi ngi sàkku ci askan wi ñu faratal masque yi boole ci kit centre de dépistage ba ñu samp ca Géejawaay na fa ñëpp dem dépisté wu ji nu mu gën a gaawee fas na yéen it may askan wi lu toll ci fukki junniy masque ca marché yi ca Géejawaay ca atelier yi ak ca wata ya ak ci biir kër yi ñoom la ñuy séddale masque yi ci jamono joojee journal Vox Populi xëy na xibaar bu doy waar mu di ñetti xale taalibe yu corona ci Ziguinchor benn cas contact moo leen ko wàll. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant leen yéen itam ci ànd beeg télévision Futurs Médias 19h30 incha allah yeneen xibaar fileeg boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm jërë ngeen jëf.